Yeah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillah. 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 Yeah. Alhamdulillah. Bon, encore moi. Encore moi. Bon, taille avant que je commence, avant de commencer, damay andi ay quelques éclaircissements histoire de répondre à tous ces gens sénégalais comme moi qui me critiquent en pensant que cela va me décourager dans ma démarche. Bu fekkoon ne ay critiques yu fondé la basé sur un argumentaire solide sax mu mën ma atteindre mais man lu ma intimider yombul quoi loolu ñëpp xam nañ ko ci man mais dañ lay critiquer di saaga ak yooyu noonu bañu ma ko ma saaga ndax xeexkat yëpp saaga nañ leen yanant bi lu nekk teg nañ ko ci daram Baye Niass lu nekk teg nañ ko ci daram Cheikh Ahmad Bamba Laaji Malik etc. Donc man mii dul dara bu ñu toogee di ma saaga wala leneen c'est mon choix donc don't give a ass about it saaga leen wax leen lu leen neex mais boo leen di critiquer juste pour info wala un petit conseil da ngeen koy baser ci argumentaire bu solide quoi ñu confondre suñuy idée. Bref waa ji nee na ma ouais t'es un écervelé, c'est toi l'enculé, le suceur, xam nga li nga wax maîtriser woo ko xam nga mooy loolu quoi genre nit ñu mel ni man ak ñeneen ñuy kaas pour un avenir meilleur, pas que pour le Sénégal mais pour toute l'Afrique. Ñun ñëpp ay écervelé lañ quoi, ñun ñëpp ay écervelé lañ. Donc je vais profiter de l'occasion pour tey ma tontu ñëpp clore le débat une bonne fois pour toutes quoi, ñu appesantiru sur les vrais problèmes et essayer ensemble de trouver des solutions idoines, appropriées et efficaces à nos problèmes. Kooku benn la léegi waaj nee na waaye yaa njëkk saaga yaa njëkk lii yaa njëkk lee etc. etc. tey ma bëgg leen prendre à témoin ne leen tey su nit ñëwoon nga war a dajale toute ta vie serrewul la ceinture ba dajale ba jënd terrain nga dajale ba toog ne alhamdulillah heure tabax jot na nga woo benn entrepreneur wala je ne sais quoi ku war a tabax nga ne ko maa ngi temps donc dama bëgg nga tabaxal ma sama kër gi nu mu gën a nice nga jël sa alal jooju noonu nga xamante ni yaa ko liggéey da nga sonn bi nga koy am waa ji fekkeewul noo ko amee ak ni nga ko lijjantee nga jox ko ndax wóolu nga métier wóolu nga expertise am nit ñi nee nañ kii kat ku baax la nit ki lii ndax nit ki doo devant ñun duñu ay Selbé Ndom duñu ay seetkat wala ay gisaane xamuñu xaybu xamuñu liy ñëw ci kanam xamuñu nu mu mën a mel ndax ñun ñëpp la ndëm nga jox ko xaalis gi waa ji au lieu mu tabaxal la kër gu baax wala kër bu normal ndax loolu noonu bon ma profiter de l'occasion bëri na moodu yu fi nekk gars yi di leen teg ay dil ci ay di leen jaay ay terrain yu existé wul di leen tabaxal ay kër yu baaxul. Bref waa ji jël sa xaalis jënd ci ciment bu bon. Déjà jëndul nombre bu lu mu waroon jënd ci fer bu bon jënd ci béton bu bon jënd ci suuf su bon tabaxee ko kër gi woo architecte bi mu ñëw
mu waroon ko fay 500,000 fay ko 200,000 mu defaral la benn plan boo xamante ni moom bu doon moom sax du fa dëkk. yaa ngi dégg mu defaral la plan ngeen ñëw ñoom ñu ñëw dëbb daaxee gàlle bi toog ci sa weccit nga ñëw naka waa ji an sama kër mu ne leen résultat baa ngi nii. kooku bu fekkee ni yow nit nga lenn mooy am soit nga saaga ko walla nga xeex ak moom walla nga porter ko plainte yóbbu ko ci yoon ndax da la turiande da la sàcc te dafa tas sa yaakaar lu mu ci lekk riba lay ne ci moom. léegi jël leen exemple boobu noonu ma joxe ngeen amplifier ko ci Sénégal chef de l'État am ak gouvernement am suñu budget suñu xaalis la du xaalisu président du xaalisu ministre du xaalisu député du xaalisu PCA du xaalisu directeur général xaalisu Sénégal la. Sénégal jël benn nit muy maçon boobu noonu ma doon wax muy président fal ko ne ko yow kat déglu nañ la sa programme doy nañu bu fekkoon ni loolu bon nii la war a amee sa programme doy nañu fal nañ la léegi fal bi avantage yi ñu la jox mooy fayoo courant. fayoo ndox fayoo docteur fayoo carburant fayoo oto fayoo billet avion soxlaatoo visa te jox nañ la suñu signature pare ñu jël kaaraange dëkk bi jox la muy armée bi ak police ak gendarmerie leneen ne la ñoom ñëpp yow yaay seen njiit booy génn motaar yi dar la sénégalais yi ñëpp boo génnee dañuy puus taxaw ndax kan njiitu réew bi mooy jàll taxaw leen ñëpp taxaw nga jàll ba pare liñ la warmaal dafa bëri ñun waxuñu ñàkkoywuñ warmaal nañ la ci ay acte ba pare ndax ñoo la fal ba pare warmaal la ci ay jëf ndax liñ la dénk yépp ci condition yi ñu la teg yépp pour sa xel mën a dal nga mën a mener à bien projet sociétal bi nga xamante ni mooy indépendance bu définitive bu Sénégal pare jox la doole boo xamante ni boo nee waaw ñëpp ne waaw boo nee déet ñëpp ne déet ne la léegi liñ la jox lii nii yépp pour bañ nga sàcc ñu la pour bañ nga fen ñu la pour bañ nga toroxal ñu la liñ la jox nii yépp pour nga aar ñu la pour nga protéger ñu la pour nga suturaal ñu la pour nga jëmale ñu ci kanam la liñ la jox nii yépp suñu kàddu la liñ la jox lii nii yépp suñu doole la liñ la jox nii yépp pour boo génnee feneen fudul Sénégal nga waxee ci suñu tur jëfee ci suñu tur loolu damay foog ni gars yi dañ koy fàtte dirigeants yi présidents yi je pense que ils oublient ça looloo tax ma ne président Macky Sall bu Sénégal suñu employé la desul loolu ñu jël suñuy 8 milliards jox la ko ne la amul droit de regard def ci lu la neex kon boo taxawee naan président salaire am fixé nañ ko à 5 millions loolu ay naxaata la ku yor ay milliards lu muy day ay 5 millions c'est de la poudre aux yeux caisse noire lañu war a njëkk a dindi Sénégal caisse noire 8 milliards pour benn nit def ci lu la neex 8 milliards yooyu lan lay servir dañ naan waaye pouvoir discrétionnaire u état bu ay dëkk amee problème ñu abel leen xaalis de qui ils se foutent wala nit ñi buñ sonnee ñu jàppale leen wala et cetera loolu jeexal 8 milliards on parle de milliards là on parle de milliards
def si lu la neex nga mën si jënd ay nit mën a génne 3 milliards pour mener campagne si suñu xaalis du sa xaalis suñu xaalis la loolu gars yi foog ñu xam ko xaalis bi ñu leen di jox bi ñu leen di jëndee suñu weccit la sama weccitu keneen weccitu Moodu weccitu Anta weccitu keneen moo tax tey ñu toog fii di wax jox la doole boo xamante ni tey boo génnee ñu ne Sénégal tag nga taxaw sa signature mooy compter donc loolu yëpp buñ la ko joxee sam waa ji ngir yàlla wa rasuuli nga war a mën a toog nga gore ne man kat ñii yàlla teral na ma waaye ñii tamit teral nañ ma surtout que yow yaa fi daan toog ay avant 2012 vidéo yaa ngi fi fii lépp a ngi fi internet lépp a ngi fi lii la ñu war a def lii moo doxul pouvoir bi nii lay doxalee lii ak lii te aujourd'hui ce que l'on constate c'est que ça s'est empiré avec toi li nga doon xeex yëpp moom nga nekk di def nii tey li nga doon kaas yëpp moom nga nekk di def nii tey yow ak sa gaay nga yëg nga ñàkk ko yëg boo ko yëgee sa faute la ndax yaa leen jiite boo ko yëgul sa faute la ndax yaa leen jiite comme ñun li ñu nekk di dund suñu faute la ndax ñoo la fal ñu xam ko bañ kaa xam waaye lu tax ñuy wax mooy éveiller conscience su sénégalais yi pour ñu xam ni pouvoir bi ñoom ñoo ko yor keneen yorul pouvoir bi ñu jox la doole boobu noonu yëpp nga war a doon maçon tabaxal ñu ngandey gaale surtout que xaalis bi doy na surtout que sa dëkk am nañ jom surtout que sa dëkk am nañ diine surtout que sa dëkk mën nañ muñ surtout que sa dëkk sénégalais yaru nañ nga toog fii di sa mbokk yi sa ministre yi sa lii di leen xas naan sénégalais yi sont pas qualifiés duñu ay liggéeykat duñu dompat ba pare dañu xas bëgg nit ñi léegi noppi loolu mënul nekk it's not possible c'est pas possible faut que les gens y parlent bref ñu jox la pouvoir boobu noonu yëpp nga jël suñu dëkk suñu signature def ko comme genre autographe ku ñëw nga signer ko autographe pour des raisons yu nga xamante ni du suñu intérêt ndax capitaux yi li ñu naan fuite des capitaux gars yi xam ko bañ ko xam mooy maanaam 6% bi ngeen di toog di glorifier wu de croissance xaalis bépp bu siy génnee comme dividende bénéfice Europe la jëm naka lay jëmee Europe mooy Sénégal ndox bu muy naan SDE Bouygues moom moo ko mooy actionnaire majoritaire Bouygues pour ñu ko xam c'est une entreprise française ndox bi ñuy naan facture ndox bi ñuy fay majorité xaalis bi ci français bi la jëm autoroute à péage bi ñu jox ko Eiffage encore un groupe français entretien bi ñu jox ko encore un groupe français rares sont les Sénégalais yi nekk Sénégal di joobee ci entreprise yooyu noonu dañ leen di compter Total ñu jox ko ci suñu pétrole yéen a ngi compter entreprise français port autonome de Dakar conteneur bu fay dugg bu fay génn ku lay dugal Bolloré entreprise français aéroport Sénégal Airlines directeur bi c'est un français et des exemples putain ben y en a quoi dafa bëri
nga jël doole boobu noonu hypothéquer suñu dëkk c'est-à-dire jaay ko te nit boo xasee ba jaay dëkk bi jaay nga ñi dëkk ci dëkk bi te ku jaay ñi dëkk ci dëkk bi def na la jaam te ku la def jaam ñaara mbir moo mën a am nga jóg révolté wu walla nga accommodé wu ci sa position jaam walla nga saaga ko te foog naa ni benn sénégalais bëggul doon jaam te pourtant loolu la ñuy dund fële ak fii extérieur. naka la tubaab yi di buumee di bumbi par le biais de leur vassal maanaam ki ñu jiite yaa ngi dégg dañuy fal suñu président falu xogale ko prêter serment je jure de protéger fidèlement xawma lan charte et cetera dóor serment am nax ñu mooy loolu dem toog paleem borom doole yi woo ko ne ko bon toog nga ñu ne ko voilà kaay donc mbir yi léegi nii lay demee sa dëkk man maa ko moom ndax man maa yor lii maanaam sa sooklu dëkk budget maanaam économie bi boo compter dëkk yi nekk ci actionnaire ci entreprise yeeg yooyu maanaam France mooy nekk ci kaw a kaw donc français bi dalay woo parce que français bi boo nangoo moom mu def la jàmm moom il va pas se gêner ne la samay intérêt lii ak lii la te man je te tiens par les couilles fii laa la téye ak fii soit t'es avec moi soit t'es contre moi si t'es contre moi ñu créer les conditions nécessaires pour te dégager utiliser média bi manipuler ay nit jox leen xaalis dëkk bi yëngu yéen xam di ci des léegi yow nga toog nga ne bon man lii laa dëggoon sama dëkk lii ak lii mais ndekete réalité bi li fi nekk ci biir ak li nit ñi xamul bokkul quoi mais naka lay def foofu ñaari alternative mooy vont se présenter à toi soit tu portes tes couilles tu dis va te faire enculer soit tu baisses la tête et tu dis au maître fais ce que tu as à faire tant que moi je suis au pouvoir tant que moi j'ai mes privilèges tant que man maa ngi samay privilèges sama pouvoir samay doole garaawul li si des amul problème nañ jéem a xool luñ ko naay sale njaay bi ne la ok man tant que feeñu ma si tant que maa ngi si jël li ma si war a jël rek ma ça me suffit pendant ce temps loolu ani sénégalais yi la fal lijjanti woo leen d'accord naa ñun defaruñu sax puso amuñu avion defaruñu train defaruñu avion defaruñu sax puso donc c'est tout à fait normal que étranger yi ñëw àndaale seen expertise pour ñu mën a am as tuut bi ñuy am comme développement infrastructurel waaye jàppal ni boo demee bay signé jàppal ni 5 ans ci kanam 10 ans ci kanam sénégalais yi dañ fiy nekkaat ba tey te li ngay signé la seen suba dépendre donc da nga ko war a def nu mu ñu gën a arranger ñun surtout que li ñuy wër ñoom dafa nekk ci ñun nga war a def sa bopp ni ñoom ñoo la soxla ñun soxlawuñu leen ndax avant ñoom on vivait sans ndax sénégalais mën na takk biiram ci kaw nga wax ko ni euro takk biir dafa jot dëkk bi metti na donc ñun ñëpp nañ serré wu la ceinture moo tax ma ne l'exemple premier yow yaa ko war a montrer boo ko wanee rek nit ñi topp la ci dëgg mais pas nga toog di ñu gëmloo yeneen donc saaga bi fa la njëkk a commencé deuxième saaga bi fan la mooy lan
mooy xoolal Libye li fa xew nii récemment avant may ñëw Libye ñaata sénégalais je vais me répéter sur ça ñoo nekk extérieur ñu leen di humilier ci ay centre de rétention ci ay prison di leen rey te état sénégalais zéro réaction ñaata nit ñoom ñoo nekk fii nii extérieur foofu noonu Afrique Libye gars yi di leen réduire à l'esclavage temps wu ñoom maam jël jaay allo rançon bi lii la fay leen wala waa ji ñu sàkkal ko pexe di leen violer di leen affamer di leen asservir état sénégalais pipewul moom dinañ xool nu ñu yónnee ay avion pour rapatrier leen non xanaa amoo leen ay service compétent en la matière armée baa ngi fii nii GIGN yi anañ amul ñu dem infiltrer foofu noonu xool gars yi naka la ñuy dundee est-ce que réalité bi lan la et cetera convoqué woo leen seen nu mu tuddati comme li ngeen def Gambie CEDEAO je sais pas quoi vos délires là ngeen ne situation bi lii la lii ak lii parce que c'est pas que les Sénégalais ay africains ñeneen ñu ngi foofu noonu ngeen jóg ci loolu ba tax naar yi di ñu asservir encore une fois Sénégalais yooyu noonu mën naa si am rakk mën naa si am mag mën naa si am keneen donc ñooñu boo leen seetaanee monsieur le président Macky Sall danga ñu saaga tu nous insultes si tu réagis pas je prends ça comme une insulte ku nekk sa appréciation sénégalais lu tax muy sonn bu génnee sénégalais lu tax buñ ko jàppee ngeen di signer ay accords yoo xamante ni doomu Sénégal bu ñu jàpp que ça soit en Allemagne wala autre part nañ ko rapatrier Sénégal du maa ko wax waa Allemagne ñoo ko wax moodu yi Allemagne yi ñuy tëj di leen rapatrier ñoom ñoo ko wax lu tax ñu ñuy rapatrier te ñëw ñu fi pour leneen dañu ñëw pour jël as tuut bi ñu européen bi di sàcc di ñu soutirer chaque jour as tuut bi ñuy jël fii nii di ko yóbbu pour teral suñuy mbokk loolu c'est un droit peu importe nu ñu ñëwee façon saaga yi dafa bëri façon saaga yi dafa bëri te booy wax ak koo xamante ni du déglu dalay tam xamlu day am yeneen méthode yooyu utiliser Macky Sall da nga war a déglu li sa waa dëkk di wax te nga wàccee sa bopp nga nekk surtout que yow judduwoo ci alal màggewoo ci alal xoslu il devait pas y avoir mieux placé que toi pour comprendre et résoudre le problème des Sénégalais mais au lieu de ça ngay ñëw di ñu jaay renfrogné dañu jaay sadique naw affaire bi dël bi du loolu dël bi lan la dël bi mooy yow Macky Sall yaag say homologue africain da ngeen war a toog ngeen porter seeni couille ay góor ngeen doo leen ay jigéen ngeen ne ko yow marocain bi am nga lii yow guinéen bi am nga lii yow nigérian bi am nga lii yow lii ak lii soxlawuñu Europe parce que Europe lépp lu ñuy jël di ñu ko jaayaat fii nii Afrique lay jóge café bi ñuy naan Côte d'Ivoire day am na cacao meew ñaata bëy ñoo am Afrique ñaata nag ñoo am Afrique ceeb ñaata dëgg ko mën a bay
jus yii nii ñuy naan ñaata dëkk ñoom ñoo ko am fii nii Afrique lu ñuy doyee Europe. waxatuma loolu nga signé ay APE accord de partenariat économique déjà loolu noonu liñ naan poudre aux yeux la ki nga xamante ni moo lay jox ngay lekk mënoo nekk partenaire am naka la ñu Europe di ñu joxe ñu lekk putain par le biais de la FMI wala Banque mondiale ak lan franc CFA bi Kémi Séba taal bërki démb li gars yi war a xam mooy man li may wax nii jànguma ko liggéeyuma si waaye yàlla may na ma xel am naa portable dégg naa tuuti tubaab def leen ni man dugg leen ci internet bi am na ay sources fiables ay liens yoo xamante ne ay sites yoo xam ne ay journaux yoo xam ne ñëpp monde entier nangu nañ ni ay source fiable d'information lañ ngeen renseigné wu da ngay bind titre rek lan mooy APE luy franc CFA ak ku moom franc CFA entreprise bi ku ci actionnaire majoritaire Sénégal lan la moom ci lii kenn doful loolu ñëpp mën nañ ko soxlawul nga doon docteur wala nga doon agrégé non il suffit que nga am tuuti temps ak tuuti xel ba pare mën a lire loolu kese la APE mooy man Sénégal ak France exemple man Sénégal ak France mën na dugal Sénégal bépp produit bu mu defar comme tomate soble lait en poudre xam nga yaourt yeeg café yeeg Nescafé et cetera man it ma def idem man mun naa yóbbu sama gerte mun naa yóbbu sama màdd mun naa yóbbu sama bisaab mun naa et cetera sauf que ça se passe pas comme ça France dalay andil meew maanaam day defar meewam fii raffiné ko dugal ko ci conteneur waroon fay ay taxes ak leneen ñu exonéré ko de tout ça mu dugg Sénégal de ce fait Sénégal bu amoon ñaar wala ñett entreprise xam nga sénégalais bëggul jëfam wala 10 entreprises yuy defar meew Sénégal meew buy jógee France la ñuy gën a primer donc de ce fait entreprise yooyu dañuy daanu ñi fay liggéeyee perte seen njaboot perte xaalis bi fan la jëm France muy benn ñu lay jaay Nescafé ak cacao waroon dugg Sénégal fay ay taxes leneen ak leneen mu waroon am usine buy defar café Sénégal café boo xam ne Sénégal même bu ko bayul Côte d'Ivoire mu ngi bay cacao bi ñuy defaree café wala cacao ci àdduna Nesquik ci àdduna bi yépp lu tax doo woo Ouattara ne ko xamal lan la léegi nañ defar suñu café bopp di ko consommer suñu bopp ñun loolu la ñuy yooyu la ñuy xaar ci yéen mais non tubaab bi day andi caféem andi leneen ak leneenam ñëw jëlee matière première bi si ñun defar ko jaayaat ñu ko à des prix exorbitants donc kooku xam nga moo lay jox ngay lekk loolu dafa war a nday dañ léegi yow nga bëgg jël sa gerte wala leneen gerte bi xam nañ nu mu fa demee Sonacos bi doon defar gerte fii tubaab bi di ko jënd affaire bi ñu bëggee coller motif dañ ne gerte bi day joxe cancer parce que lan découvrir nañ tournesol wala colza soxlaatuñu suñu gerte léegi yàq nañ suñu der pour ñu bañati ko jaay pire sax pakistanais yi indiens yeeg yooyu ñu ngi bay gerte bu gën a ngand ñu perte encore léegi sa bisaab beeg sa màdd beeg sa tuufa yeeg yoxos yeeg yooyu du n'importe comment lay duggee fii ci kaw bi fii lépp lu jóge Afrique di ñëw dañ gars yi bi ñu koy andi dañuy fay même bu dul réglementé wul sax ñun bu ñu soxlaa ay andi ay affaires yu ñuy andi dañuy fay GP yi ñu andil ñu ko donc APE yooyu noonu c'est de la merde looloo taxoon Abdoulaye Wade ci acte yu salutaire yu mu def yu ma bëggee yooyu ci la bokkoon ndax moom da ko dindi woon fin aux APE te loolu c'est vérifiable mu ngi
Google encore une fois pour ñi nga xam ne dañ naan li may wax maîtriser wu ma ko parce que man ñëpp xamee nañ lu ma wax dama koy def 2 lu ma maîtriser wul du ma si avancé wu moo tax bu ma waxee rek bal la day tàkk ndax je suis quelqu'un de très responsable et de très avisé du man day booy wala naakal buy dof-doflu booy town la booy Dakar la c'est pas mooy loolu xam nga donc nga ñëwaat tubaab bi naka la lay nootee tubaab wax na ni donne-moi l'économie d'un pays je t'asservis le peuple dama utiliser samay mots mais en gros loolu la wax jox ma alalu dëkk bi maanaam banque yi wala xaalisu dëkk bi te banque yi ñooy téye xaalisu dëkk te banque yi ñoo téye économie dëkk boo ma joxee économie dëkk bi man ma assujettir waa dëkk bi te bal du tàkk soxlawul guerre soxlawul leneen jox ma banque yeeg yeneen yi rek looloo taxoon ñoom Rockefeller ay Rothschild les oligarques yi nga xamante ne ñoom la ay Kémi Séba di wax affaire yooyu noonu Illuminati yi ñi nga xam ñoom ñooy décider li war a am ak lu warul am ci àdduna bi fa lañ tàmbalee te loolu fan la tàmbalee ci guerre bi ci guerre mondiale bi franc CFA bi sa xaalis bi ngay jëndee te nit pour nga fixer say prix maanaam pour nga mën a jaay sa gerte wala sa ceeb bi ngay bay yéen baykat yi wala sa chou pommé wala sa tomate extérieur foog yow nga boo bëggee mu arranger la foog nga fixer sa prix wu bopp te boo fixer pour nga fixer sa prix wu bopp foog sa xaalis am doole comme dollar bi wala euro bi sinon dañ lay décider à ta place maanaam boo waroon jaayee 100 francs dañuy ñëw ne la ñaar dërëm nga koy jaayee te da nga koy def ndax amoo looy décider amoo choix il te laisse aucun choix looloo tax gars yi di xeex pour franc CFA bi dañ fi franc CFA bi sa xaalis France la ñuy décider ndegam dañuy yokk dooleem wala dañuy wàññi dooleem ndegam dañ koy dévaluer wala dañ koy évaluer tubaab bi saa yu demee soxla xaalis saa yu demee cóol la rek ne xoolaat leen seen système économique wala ñu dévaluer xaalis bi muy beneen chantage parce qu'ils nous tiennent par les couilles ndax euro bi moom mooy suñu moo parrainé franc CFA bi te Banque de France la affilié wu te man bu ma jëlee 100 francs jënd ci gerte tubaab bi am na ci lu mu dee benn dërëm wala 15 francs wala 20 francs moo tax duñu nangu africain yi defar seen weccitu bopp looloo tax Kadhafi gars yi bamba claat ko ndax moom moo fi andi woon idée dinar or wala leneen peu importe lu mu def ak que mu doon mais au moins amoon na ay idée et il avait les couilles de dire non quand il fallait le dire Kadhafi rey nañ ko nee nañ dictateur la dëkkam kenn du fay courant moo fa gën a yomb ndox dëkkam boo daan takk jabar dañ lay subventionné boo bëggee jàngi extérieur état bi subventionné la jël la en charge jox la kër jox la oto loolu dafa am dans les plus grandes démocraties loolu dafa am États-Unis nga xam ne pour nga faju fa nga fay gars yi ku ñu yepp ku ñuy nax njeew yi seen intérêt lañu fi nekkaluñ fi keneen seen bopp lañ fi nekkaluñ fi keneen loolu africain bi nit ku ñuul ki foog mu xam ko njeew bi du xaritam ndax ku la takk say maam ay siècle continuer di la takk te bal tàkkul kooku buggu la bi nga demee xeex pour ñoom libérer France libérer Normandie paa yi ñibbi si Caaroy 44 ne yokkal leen ñu suñuy salaire gars yi tëj leen si nekk bim kooku du sa xarit kooku buggu la dëkk lan moo ko yor dugg bi ak génn bi nga jël suñu port bi jox ko tubaab yi jël aéroport yi jox ko tubaab yi jël tali yi jox ko tubaab yi ba pare autorisé waat leen pour ñu andi seeni soldats biir Sénégal
saa yoo xëyee yaa ñuy saaga de par tes actes. Donc ñi lay saaga dañuy fayu tooñu ñu de dañuy fayu ndax loolu lañu mën pour nga dégg leen ndax si saaga ñu nga dëkk. lu tax ñuy wax ak yow ndax yow yaa ñu jiite ñun ñëpp donc dañu war a wax ak yow bu affaire yi doxulee dañ koy wax parce que da nga ko war a teg ci yoon même boo si dee parce que yaa choisir jiite ñu donc da ngay assumer lépp luy ñëw ci gannaaw parce que du ñëppay doon njiit da ngay nangu dee. Lat Joor a ngi nii bi ko benn paane toogal ma garanti la da ko ne sama kàddu jiitu na ma ba pare te xam na ni bu demee day dee dafa dem mu dee foofu jàngale na fa jom. Lat Jooru démb moo war a doon Lat Jooru tey costume yi rek ay changé mais Lat Jooru tey au lieu mu naan sama kàddu jiitu na ma danaan maa waxoon waaye waxatuma léegi làqatu si ay affaires yu farfelu ay constitution bi wala conseil constitutionnel wala ay affaires yu ñàkk fayda. man fooguma ni président Sénégal ak pouvoir yu mu am yépp dara mën na ko tënk wala kenn mën na ko tënk ci kaw mu bëgg a def dara ndax lépp lu mu bëgg a def suba ba ngoon jot mu ngi koy def bu ko arrangé. Donc yaay njëkk taxaw di ñu saaga donc ñi lay saaga dañuy fayu man yii laa tuddee ay saaga parce que yi ngeen di signé ak yi ngeen di def dañuy jaay ñun te waroo leen ñu jaay ndax boo leen jaayee suñu dëkk def ñu ay jaam c'est simple te loolu dafa nday jeex loolu c'est fini tout ça. Assane Diouf bu fi jógee beneen dina juddu man bu ma fi jógee keneen dina juddu keneen ak keneen bu fi jógee ñeneen ak ñeneen dinañ juddu ba ngeen di comprendre que ni da ngeen ñu war a joobal say 700 milliards ma ñëwati si 700 milliards yooyu noonu xanaa jëndaat na ay part si suñu ndox bi nga xamante ni français bi buy mooy actionnaire majoritaire pour ñu moom au moins suñu ndox Senelec moo ko moom fu mu toll nii ñu moom suñu ndox bi ñuy naan. $700 milliards yooyu noonu nga yokk ci panneaux solaires yi nga tàmbalee def ñaata milliers de panneaux solaires la jënd vu que ni da nga commencé di jaay courant sous région bi loolu mun nga ko yokk ndax jant baa ngi fi loolu lu baax la mun nga ko yokk train bi du priorité 700 milliards yooyu noonu ñaata prison le tabax. Pourquoi je parle des prisons? Parce que ils vivent dans des conditions inhumaines. 300 personnes benn chambre, plus de 2000 personnes si benn endroit boo xamante ni ay je sais pas ñaata 500 des centaines de personnes ñoo fa waroon nekk. Maladie bi bëri fa, insalubrité bi bëri fa, insécurité bi bëri fa, injustice bi bëri fa ndax ñi bëri na ñu tëj dafa ñu dara. Nga jël assassin yeeg sàcckatu ginaar beeg ñii nii boole leen. Les gros voleurs de la République nga tegee leen fële. 700 milliards tabax na ay milliers de prisons biir Sénégal. Prison yi bu bëree avocat yaa ngi fii yu bëri étudiants yi liggéey defuñu dara nga enrôler ay avocat. Jugement yi gaaw gars yi tey la xam fi ñuy féete ku ñu war a tëj ñu tëj la ku ñu war a bàyyi ñu bàyyi la.
donc 700 milliards yooyu tabaxoon na ay prison yu bëri créé na ay emploi yu bëri ba pare suñu université dégg naa bii nii ngay tabax maa ngi koy seetaan si Pape Alé Niang comme tout le monde nga jël ko jox ko Big Togo bi doon defar visa yi ba nga jël suñu 16 milliards jox ko ko dédommagé ko nii si ay kaf 16 la xaw ma 13 milliards jëlaat ko jox ko suñu université bu waroon pare xaw ma kañ affaire yi ça di traîner mais Sénégal xanaa amul ay maçon pourtant kër yi nekk Sénégal yëpp ay maçon ñoo ko tabax ay maçon sénégalais ñoo tabax kër yi nekk Sénégal mais lu tax duñu jox marché yi sénégalais yi ko mën a def xaalis bi des ci dëkk bi doomu réew mi di ci job man loolu laa mënul understand man c'est ça que j'arrive pas à percuter à comprendre pourquoi ils prennent les marchés ils donnent ça à des étrangers alors que même si c'est pour une poignée de personnes il y a une petite expertise existante au bled ndax sa doomu réew mooy prioritaire mais non ay gré à gré ngeen di def yaa ma neex ñaata laa si am bon signal naa la non loolu tamit saaga la mais lu tax gars yi duñu wax autosuffisance énergétique loolu moom buñ ko amul suñu ñàkk fayda la courant buy xuuy xamaj di coupé waratul am Sénégal comme fii Europe courant buy coupé amu fi ndox buy coupé amu fii bu la neex nga ubbi sa robinet 15 ans te facture bi bu ñëwee doo fay lu bëri man sama gàlle j'utilise le gaz sama courant gaz la sama ndox gaz la Sénégal am na gaz donc ay facture 150 000 200 000 clin d'œil amoo daron dafa war a jeex bu fekkee ni ñun ngeen di liggéeyal si gaz beeg pétrole bi ngay waroon profiter ba defar l'intérieur du pays fépp fu am gaz ngay war fa ñëw exploiter village environnante yi mu jóge ci statut village nekk genre ville sax yaa leen di ñëw fii da ngeen di exploiter na si waa dëkk bi gis seen bopp démb maa ngi seetaan benn documentaire je ne sais pas où au Sénégal gars yi nangu seeni tool jox ko ay indien c'est dans le net pour ñu fay lan bay pomme de terre Inde ils sont 1 milliard seen dëkk ngand na trop en plus c'est une puissance ils ont la bombe atomique ils ont tout ñun 14 millions kese lañ arab yi pour nga mën a liggéey seen dëkk foog nit benn nit ci dëkk bi pare na la sponsorisé la pour nga mën a jënd kër foofu te doo ko moom à moitié nga koy moom foog nga associé ak benn nit pour ngeen mën a jënd kër mais pourquoi pas nous en Afrique mais da ngay ñëw ñu dagal la ci plateau bi foofu jox la kër yu ngand yu nice yépp Dakar biir town ay ngeewoo fa dëkk ci fan bi noonu gàlle yépp ay ngeewoo fa dëkk ay étranger mooy loolu noonu waaye loolu tamit ci saaga yi la bokk parcelle buy jar ay milliards pompiers dégg naa xaw ma ñaata millions la nga ko joxe ay marocain loolu tamit ci saaga yi la bokk maanaam suñu alal dañ koy dilapider te ñun dañuy sonn pour suñu alal dañuy muñ pour suñu alal dañuy dégg lu ne pour suñu alal ngeew fii lu mu lay wax t'es pas content rentre chez toi boo mënul défendre sa bopp comme man doo am loo say teg boo ko mënul ne yow fi nga dëkk nii man maa lay dundal ngeew bi du la saaga direct dal naan noo may dundalee nga ne ko yow
sa courant bi yëpp si sama pétrole Afrique de l'Ouest lay jóge sa nucléaire bi si uranium Niger bi lay jóge cacao bi Brésil Côte d'Ivoire li Afrique de l'Ouest lay jóge yaa ngi dégg portable bi nga yor diamant industriel bi Centrafrique la jóge donc on se demande lu tax guerre bi am foofu noonu ba ñu tëbal jullit yi andi fa rebelle yi pour mën a récupérer diamant bi intervenir foofu te nga ni français dina dee pour nit ku ñuul bu fa deewee rek am na lu mu fa am comme intérêt est-ce que yaa ngi comprendre Mali bu ñu fàtte ni Tombouctou fa la ne histoire bi maanaam ngan di bibliothèque scientifique ak historique ak yeneen suufu Mali bi tamit nëbbu ko gars yi xam lépp ñëw daas fanaanal te nga ne tubaab bi dinañ fa dee te seen intérêt nawul juste pour nos beaux yeux te saa ñu xëlee dañu traité de négro. Sarkozy fii la ñëw le pire mooy Dakar quoi xawma c'est sous le magistère de Macky Sall ou Abdoulaye Wade peu importe ku mu mënti doon nañu l'Africain n'est pas assez rentré dans l'histoire gars yi di ko tàccu tap te daggalu ñu ndeyam ce pingouin là négro yi de service costumé et tout di ko tàccu récemment te Dakar lañ defee loolu di nous foutre la honte devant le monde entier te benn président jógul ci saa si ne ko Sarkozy sa dëjëw ndey fils de pute parce qu'il a insulté toute une race jógul ne ko les mathématiques c'est nous les nègres les hiéroglyphes l'écriture pendant que tes ancêtres grelottaient dans des grottes c'est nous les nègres la médecine c'est nous les nègres l'architecture c'est nous les nègres l'art c'est nous les nègres la civilisation est la plus grande et les nègres les Incas c'était des nègres et toi t'es un putain de mongol t'es ni un grec ni un etc t'es un celte et un viking comme l'a dit Cheikh Anta Diop vidéo yaa ngi YouTube pour ñi bëgg a xam fan la nit ku ñuul jóge est-ce que yaa ngi comprendre yépp ku bëgg a xam di nga xam jamono ji 2017 lañ ne léegi nag loolu mënoo ko xam nag ñëw benn kenn taxaw si sa kanam di cëppi mais nag pour nga kaas foog nga am doole te doole boobu ak buste relevé boobu noonu la tête haute lu la koy may mooy sa puissance su dëkk sa fayda dëkk ak sa fulla dëkk waa ji bu ñëwee dalay palmer dalay tesser ne la bon les trucs les choses vont se passer dorénavant comme ça nii ak nii bëgg la imposer volonté da nga ko naan déedéet da nga mën ngay wax déedéet donc sa waa dëkk dootuñu am ndox bu ñu naan dootuñu am courant bu ñu taal lekk bi tëj naa ko liñ naan faillite économique li daloon Grèce nga nekk di bañ sa dëkk buñ la toppul jàppale la ñu étouffer la économiquement créer famine toog daas fanaanal di la xaar booy delluwaat day gën a metti day gën a metti léegi pour bañ loolu noonu yépp nañ jël suñuy secteur stratégique moomal ko suñu bopp nga xam ni bu coolee ba cool ñu mën a tëju suñu dëkk tuuti waxtaan suñu biir kenn duñu chantage mais booy dem di tàllal loxo di subooru keroog maa ngi gis benn journaliste xaw moo ñàkk la ban dëkk la bokk di wax ak Emmanuel Macron naan ko aide yeeg yooyu noonu di humilier l'Afrique di subooru en public ba Macron di ko rabaisser ñëw naan ñu africains yi li ngeen di jur dafa bëri vous avez beaucoup de bouche à nourrir xoolaat leen seen jurin
nga gis suqo yi gaawantu di génne ay proposition de loi pour ñu et c'est abusé pour ñu limiter natalité bi te xamuñu ni ñun suñu démographie suñu force la à condition que ni dirigeants yi def li ñu war a def parce qu'on a un peuple jeune. Pendant ce temps l'Europe vieillit dañuy bañ ñu ñëwaat coloniser waat leen moom leen comme temps bi ñu leen moomaatoon envahir leen moom leen métis yi gën a bëri mujj gi lu ñuul rek ngay gis loolu la ñuy bañ. nekk nañ booy am nañ doole am nañ xel te am nañ xaalis waaye loolu yëpp pour ñu jëriñu si fa gars yi yénn si kaw ngeen def dara ngeen wax ak seen peuple sénégalais neex na waxal carte sur table Macky Sall ngeen ne yéen sama mbokk sénégalais yi réalité bi lii la temps lañ fi am lii moo fi nekk comme xaalis bu ñu génnee date bi temps bi kat man lii ak lii laa si bëgg def lii ak lii laa si bëgg def lii ak lii te xalaat naa ni bu ma si defee lii dinañu jëriñal lii sans triche aucune nga déglu sa peuple ne dañ lay bu boobaa ne nañ la jox cër mais non defoo leen loolu suñu booyu ndaw yi de maa ngi koy wax ci vidéo que j'ai faite hier mais dafa amoon ay interférence suñu booyu ndaw yi la génération future l'élite maanaam même football sax dañuy am centre de formation cadets yi nga xam ñoom la ñuy préparer pour jouer loo leen en pro dëkk comme kër nga koy yore ku si nekk da nga koy préparer booyu ndaw yi jardin d'enfants dañu war a def fu ñu tourné di gis vert jaune rouge un peuple un but une foi booyu ndaw yi dañu war a taxaw télé am seen programme dessin animé fait par des Africains et pour des Africains yu leen di raconter seen histoire au lieu de ñu leen di sama doom ak doomu keneen ñu naan ko ton ancêtre le Gaulois non ñi mën a dessiner nañ dessiner ay dessin animé ñi mën a def ay film infographie yi ak vidéographie yi ki si met ku nekk sa boor boo fa ne xeexee en patriote affaire yi dina bouger comme ni ñu commencé di def ay théâtre sénégalais ay téléfilm sénégalais mais pourquoi pas pour les enfants des programmes uniquement pour les enfants seen bopp ñu teel a gëm seen bopp teel a éveillé teel a nekk ñu leen di jàngal ay histoire mag yi fi jaar école ñu leen di jàngal génie noir yi waaye pourquoi pas au lieu ñuy dispenser cours yi en français ñu defee ko en wolof vu que ni Sénégal ñëpp dégg wolof bu boobaa nga gis ay mais wesh da ngeen ne scientifique amul Sénégal wala bëreetuñu affaire yooyu jël leen science bi mathématique yi ngeen def ko en wolof ngeen xool bu boobaa ngeen xool résultat yu ñu mën a am suñu langue nationale ngeen jël ko ngeen def ko wolof lépp transition la waxuñu ñu tëb rek def ko par étape lay ne programme la suñu administration ñuy bindee en wolof di signer en wolof ñu xool ndagam dëkk bi du changer du quand me diront que c'est de l'utopie que li ngay wax ay rêve la wala loolu rêver c'est gratuit et c'est réalisable li may wax ndax Chine réussir na ko Malaisie réussir nañ ko keneen ak keneen réussir na ko pourquoi pas Sénégal réussir ko gars yi lu bañ arabe yi bu demee dañuy làkk arabe
Excusez-moi, j'ai un appel. Allô. Yeah, excusez-moi, j'avais un appel. Comment? Wesh, li ñu war a wax dafa bëri ñu may déconcentré sax. Donc du coup, xam nga, vous savez quoi? maa ngi ñëw fii ak ay 2 minutes 3 minutes xam nga ñu eggali quoi xam nga ku mën a xaar xam nga mu xaar ku mënul xaar ba das ba sa coolu. Yeah. Yo, I'm back. Bon, je parlais de quoi? Yeah, boy yu ndaw yi laa doon wax. Boy yu ndaw yi. Sama doom ak doomu keneen. Waaye nit ñi vidéographie ak infographie ak ingénieur du son yi du ñu toog def colloque créer ñu ay kirikou créer ñu ay Lat Joor jël ay léebu Kocc Barma def ko ay dessin animé valeurs yi dellu si waat suñuy valeur bopp à notre sauce maanaam suñu constitution à notre sauce suñu justice à notre sauce suñu éducation à notre sauce suñu santé à notre putain de sauce. Pourquoi pas? ku si tollu sol blouse sa uniforme boo ko mënul def ndoket robe ndoket wala xawma ni ko show di waxee je suis pas une meuf. Pour les filles def ko sabador. Pour les mecs en wax avec des produits africains faits par des Africains, coûts par des Africains. xaalis bi des Afrique. Pourquoi pas? ñaata milliers d'élèves ñoo nekk Sénégal. ñaata milliers d'élèves ñoo nekk Sénégal.
700 milliards yooyu noonu ubbi na usine de confection une marque sénégalaise de t-shirt, de Lacoste, de chemise, de pantalon, de jean, de ce que tu veux, de chaussures, de ce que tu veux. Tabaski ngi nii deru xar yi dañ koy jaay ngeen jënd ko. ñaata nit ñooy defar dàll ñooy defar caraxu der ñooy defar lii Sénégal en étant auto-entrepreneur. yooyu yëpp buñ ko organiser woon ngeew bi xam nga lu mu ñu ëpp organisation foofu lañu rawee ñun organiser wuñu ba pare dañ soxor yéenante wuñ lu baax. da ngay gis nit kuy dem commencer dem ci benn affaire 100 000 personnes bëgg a ñëw def même chose parce que gis nañ ko muy commencer lekk wecc ci affaire boobu au lieu ñoom ñu am seen inspiration bopp xalaatal seen yëfu bopp def seen yëfu bopp dañuy fekk lu nit toog liggéey xalaat togg ko def ko ba pare ñoom ñu ñëw di jëriñoo sa xel. ñun sénégalais looloo ñu tareel amuñu esprit inventif duñu créer. kan moo may wax ban usine u defar puso moo nekk Sénégal puso sax defaruñ ko Sénégal puso bi ñuy ñëwee li ñu war a wax dafa bëri boo ñëwee ci kaaw bi ngay xam ni ñun liggéeyuñu ñun joobuñu ñun lii moo tax kenn joxuñu cër parce qu'on vaut rien. te ñu am alal lu tax ñun peuple du ñu ne Macky Sall constitution bi dañ koy changer lu tax ñun peuple du Sénégal peuple du Mali peuple de la Guinée de la Gambie du Nigeria bi nga xamante ni Bagnès am na fa 80 et quelques millions de talibés Sénégal di am ay problème ak Nigeria Sénégal Nigeria ñaata année d'expertise la am en matière de pétrole loo tax duñ jege suñu mbokk africain que di préférer ñu weex ñi. may wax kële moom Idrissa Seck xawma kan naan ay McDonald au lieu ñuy andi nday McDonald loo tax duñ créer suñu McDo bopp ay McDo Jolof pourquoi pas mais complexe foofu kooku yàlla kooku du ñu jiite ku taxaw naan non McDonald dafa war a ñëw parce que waa nee nañ duñ ñëw parce que Dakar setul ngi ak ñee seen càppanday waa McDonald soxlawuñu McDonald ñoo leen dàq hamburger man sama jabar moo dàq defar hamburger McDonald damay jël ay hamburger di ko jaay nañ jël ay sénégalais ubbil leen ay McDo foog ñu def ci sénégalais esprit de sama yëf bi Marichou di wax sama yëf loolu ci yow lay commencer Mr President Macky Sall loolu ci yow lay commencer del sol suñuy caraxu dëkk booy dem dans le monde entier nga sol lu africain defar de la tête aux pieds encourager artisanat bi dugal ci xaalis moo gën nga xëy def ci ay train soxlawuñ ko emploi yi nga bëgg a créer emploi yi nga bëgg promouvoir boo jaaree ci lii ma la wax ëpp ma kenn xam-xam waaye sénégalais yi dinañ job ñu ci bëri ñi ci amul métier mënuñu def dara ñu toji xeer gas ay canalisation pour mën de beeg yooyu noonu am nañ doole mbëri nañ gasi armée baa ngi fii ñi ngeen libéré jël leen ñoom ñu defar dëkk bi
geeruñu defuñu dara au lieu ñuy toog seen caserne yeeg yooyu jël leen ngeen dugal leen ci dëkk bi ñu assurer sécurité dëkk bi chaque 10-15 minutes nga gis patrouille bu romb après vous allez me dire ñooñu ñëpp lu ñu leen di fayee 700 milliards yi nga dugal ci train bi mën na leen fay te boo leen fayee da nga koy récupérer waat ndax xaalis boobu ñuy fayee ko duñ ko seeyal dañ koy jëndee lekk ak naan ak yére ak leneen mu desaat Sénégal donc perto nañ ñëw ci justice bi nit day ñëw defoo dara ñu tëj la ay weer balaa ñu laa àtte loolu yoon la buñ la àttewul kañ nañ la bàyyi dangay daw dangay lii parce que mooy loolu prison yi doyul sécurité bi doyul mesures yi ñu war a jël pour mën a surveiller ñooñu ñëpp doyul suñu frontière yaa ngi nii gars yi lu leen neex nañ fay duggee nañ fay génnee géej gi moom moomatuñ ko dégg naa jën bu baax sax sénégalais mënu kaa lekk fii la jën yi fii nii ñun ñi ñoo leen gën di dund ndax suñuy jënu dëkk la ñuy lekk fii ay ceebu jën ñu saf sap Khalifa Sall waaye 700 milliards ñaata gaal la jënd pour pêcheurs yi ñi nga xam ne ñooy utiliser ay pirogue ñaata moteur de bateau de pirogue la jënd wala bateau de pêche même bu dee ñaar sax 700 milliards est-ce que jëndul chaloupe Dakar Gorée wala yeneen chaloupe yoo xamante ni wala yàgg Gambie ngeen cotiser ngeen jënd bac bii di panne chaque instant moo gën ngay jënd train pour 50 kilomètres te autoroute yi nekk fii macha allah ngeen jënd ñetti bac pour gars yi nga xam ne pour ñu traverser Gambie Casamance rek dinañ fa def 2 jours loolu xaj na ci 700 milliards xaj na ci 700 milliards li ñu war a wax dafa bëri ñun suñuy 900 milliards yi ñuy dugal seen budget defal lañ ñu ci ay affaire moo gën ngeen ñuy subventionné pour ñu ñibbi ci foofu dil bi du loolu dil bi mooy wane sa souveraineté dil bi mooy tabax fi ay kër bu dul woon sëriñ yi fii Sénégal yu bëri dinañ am problème ay da ngay fiy dégg ay kër Serigne Touba yi taalibe yi jënd ay kër Baye Niass yu taalibe yi jënd ay leneen mais état bi lu mu defal émigré yi te émigré yi di dugal 900 milliards wala 1200 milliards ci budget Sénégal lu tourisme dugalul Sénégal nee naa la sa néew da ngay am consul bi munu ci lenn gars yi ñooy cotiser yóbbu ko toog naa consul bi toog mu ne ma man may mujj jël ci sama weccit pour jëndal yenn sénégalais yi billet pour ñu mën a ñibbi c'est honteux suñu xaalis bi ñuy dugal Sénégal fu muy aw ba ku ñu takkal ay lam yóbbu la tëj la jël la charter la man Sénégal laa njëkkee marche man ak sama ñaari grand laay wax Dabless big up Tafa Koli Tough Gun big up defar suñuy ay pancarte soo suñuy brassard rouge du temps de Abdoulaye Wade dem ambassade Espagne yëngal nday foofu consul bi génn ñu daggal ndeyam waa dëgg jël si ñu donc ñi ma xamul naan ay dañuy wax ni rek wala ay buzz ay affaire dañoo xamul man j'ai toujours été contre l'injustice sama gaale la njëkk commencé du reewande du dara Sénégal ku wax dëgg ñu ne da nga reew wala da nga xamadi waaye on n'est pas là pour parler de moi te ñu jàppoon dañu ne boy cause bi ngeen di défendre lu noble la kenn yónnewu leen ñu ne kenn yónnewuñu parce que man faraluma A faraluma B man duma faraluma benn politicien ndax kenn tagaluma lu ma mën a dégg am na benn gars bu ma ne waaye yaa voté Macky Sall 2000 man 2012 fekkuma Sénégal te j'ai toujours voté blanc abstention parce que kenn doyuma si
man tey bu ma doon votel ay dof laay votel comme ay Ibrahima Fall gars yooyu noonu nga xam ne ay deux voix la ñuy am ay Bamba Dièye ay Sonko ay PUR waaw pourquoi pas mais du ma votel ñii fi ñeneen ñi ci des ñëpp xalaatuma ko sax parce que dañ leen di déglu ñoom ci boppam ñooy dugal seen bopp ñoo lay wax yu kenn xamul on n'est pas pragmatique fi ñuy dugal weccit bi mooy li ma doon wax ci maçon bi fer bi du baax béton bi du baax suuf géej bi du baax kër gi du taxaw bu taxawee nit ñi buñ ci dëkkee dañuy daanu kër gi daanu seen kaw ñoom ñëpp ñu dee loolu mooy Sénégal ak peuple am ak gouvernement ak président bi wesh sama gaay wake up ku nekk na xeex ko tem média yi journalistes corrompus de merde ñi nga xam ne ñoo war a distiller la bonne information ndax information mooy quatrième pouvoir moo tax gars yi bu ñuy coup d'état jubali si rajo télévision yi pour info yi bañ a senn mais instant yi nii information mënuñu ko téye ndax internet a ngi fi ba mën a may ku nekk mën a wax loo bëgg sans frontière. Le monde est un village maintenant. La duperie, elle est finie. C'est mort pour vous. Ken mënatul nax kenn loo soxla mu ngi internet surtout que pirates yi dañoo gën a bëri hackers yi ndagam ay FBI ay CIA la ñuy hacké di génnee seeni mbóot fii France saxamtuma laak Sénégal saxamtuma laak Sénégal leneen ci saaga yi mooy Charlie man duma bàyyi loolu Seydina Muhammad Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gënti mbindeef ki tax ñu bind ma bind leen bind ko moom Macky Sall bind ko ñoom ñi ko doon caricaturer ñu caricaturer ko daggal ko même bu dee sax ñële ñëw nañu rey ay nit wala leneen li gars yi waxee ay dommages collatéraux man je suis pas pour ça ndax l'islam c'est une religion de paix. Fuck le terrorisme parce que ça salit notre religion mais amoo woon loo fay teg sa tànk ndax 95% de ta population est musulmane la majorité gagne donc bu ñu bëggee gëmloo ko ni Sénégal c'est un pays laïque c'est pas vrai ndax après les musulmans il y a les chrétiens donc c'est un pays religieux c'est pas un pays laïque. Le français, il est subtil dans sa langue. Mot bu ne, un mot n'a de sens que dans un contexte bien précis. Jànguñu jàng yu sori yooyu mais jàng nañ quand même. Donc duñu sonn di wax. Gars yi tamit ma bëgg ngeen bàyyi nekk ci réseaux sociaux yi wala ci commentaires yi di saagante. Fii kenn dax fi saag kenn. Fii ñëppanday mën a saaga. Mais nañ jël saaga yi tegee ko de côté loolu étape la dañ koy passer ñu discuter des vraies choses débattre de vraies choses poser le problème andi ay solution ku nekk wax sa xalaat moo gën ay man je suis Macky je suis diw ak diw lii laak dans l'histoire ñu ñooy perte ndax ñoom ñu ngi ci seen palais yi wala seen kër yi à Versailles wala ci seen kër yi aux Almadies wala leneen ak leneen ñun ñu toog fii di lijjanti suñu bopp dignement et durement ndax man sama 1 centime bu ma am dama ko sàccu moo ko fenu moo ko waaw lijjantiwu moo dama ko nii ay ceeb di jaay samay ceeb samay café samay et cetera bu ma amee soxla dugal sama loxo sama down sama paquet jënd sama lu ma bëgg jënd jox ci ñi ci xeet te awma ci nday benn complexe ndax yëfu góor la
ñaanuma ko maa ko job affaire yi noonu la war a demee man xaaruma leen ci état bi mosuma xaar leen ci état bi waaye man peut-être am naa chance nekk ci yenn conditions yi wala màggee ci yenn conditions yi wala leneen mais majorité Sénégal amuñu chance boobu ci àll bi lañ dëkk ci village yi et cetera loolu dafa war a ndey jeex balaa may dey ngeen naan agriculture secteur bi mooy pilier wu budget Sénégal agriculture d'accord bay ngeen bu sottee li ngeen di bay koo leen koy jaay quoi ak ku koy jënd ak Sénégal loo leen di bay loo leen di bay yéen Sénégalais yi ah non moi je mange pas le riz du bled ah yéen show yi laay waxal gal yi togg duma lekk ceebu xaw ma ceeb bi nu mu tudd ceebu dëkk bi xaw ma ceebu ñee dafa am tànn nag dafa lii bu amee tànn nga tànn ndeyam ba mu jeex loolu si sa valeur la bokk ngeen jéem a am royukaay comme ñoom Maam Jaara ñoom Mame Asta Dianka Sitoé Diatta ces femmes de valeur ngeen bàyyi ngeew yi ngeen di toppandoo def seen bopp ay biyaach tax ñun góor yi dañ leen di nax leen lañ fi nekkee nax la futti la tëddee la nga perte parce que yaa ngi engagé benn 100 000 wala benn 150 000 nga teg ni yaa may nax yaa may mbaraan bu ma paree damay sangu ba set dox sama dox bu ma waree takk ma dem takk ku toog ci pooju ndeyam soo yi nekk leen ndax yéenay société bi yéenay jur doom yi bàyyi leen seen bopp bi ngeen di bazarde ngeen bokk ci révolution bi téye seen ngor yi téye seen sër yi gaa yi tese la palpe la laal la lañ leen di doyee jeex na ku ñu xas ba laal xalaatuñ la sax lijjanti ñu ngi xool leneen lu ñu laalul heure takk bu jotee góor danaan kan moo may jural sama doom bu ay doom yu baax noonu la ñuy raisonner ñun ñëpp sama rak ak raku keneen laa ci boole yamale nekk leen te bàyyi leen complexe bi terewuñ kenn foo ñun ñëpp dañuy foo ñun ñëpp dañuy leneen on est tous ouverts il faut garder la tête froide xam fi ngeen jëm ak li ngeen bëgg ak li ngeen di def je suis pas un donneur de leçons maa gën a bon ñëpp mais yàlla ma natoo wax ça se comprend aussi parce que je suis rappeur xam nga ceeb bi bu bëree tànn ngeen tànn ko te ñi yore affaire de ceeb bi ñu créer les conditions pour ceeb bi nekk ceeb bi sénégalais bi di bëgg tey yow Macky Sall boo jugoon ngeen leen xam nga lan la soble Sénégal day bay soble ñu naan waaye soble bi dafa bëri ndox toog naa fii déglu ministre xaw ma lan mu ne Sénégal xaw ma ministre la xaw ma directeur la ne non sénégalais yi nee na soble bi dafa bëri wax te pourtant soble bi ñu ngi koy jaay xaw ma ban dëkk si lii mais doole bi ngay utiliser pour tëj ay opposants wala leneen ak leneen mais utiliser que pour contraindre sénégalais yi à consommer local soble moo daan dañ koy importer man Macky Sall décrété naa ni soble dootul dëggati ndey si dëkk bi ku bëgg lekk soble na nga jël soble bi nekk soble dëkk bi nga xool ndegam gars yi du ñu jënd soble dëkk bi xaalis bi des si dëkk bi agriculture ñiy bay soble gis ci seen bopp man Macky Sall décrété naa ni ceeb bi dootuñu ko importer ñu ngi bay assez ci dëkk bi nga investir Casamance investir feneen fi ñuy bay ceeb nit ñi lekk ceebu dëkk bi lekk dugub bu dëkk bi loolu yépp 700 milliards yi mën na ko def xaalis bi des ci dëkk bi
man Macky Sall décidé naa que ni lépp lu Sénégalais di soxla te mënuñu ko bay suñu dëkk mënuñu ko bay suñu réew nañ ko jëndee Afrique nga xam te ni ñun Union africaine amuñu frontière. Afrique dox Sénégal dox africains yi kontaan sénégalais yi kontaan dëkk bii jaay ak dëkk bii jënd juboo ñun ñëpp ay nit ñu ñuul lañ loolu la gars yi di fight boo leen toogee seen sommet yi Union africaine loolu ngeen war di waxtaanee. donc quand me diront non accords yi mënoo tëb tëb rek nga bañ a di signer wala nga bañ a respecter règles yi parce que après dañ lay étouffer wala dafay bëri ay conséquences wala lii conséquences yi boo leen waxtaanee seeni peuple ñu assumer ko avec fierté ndax vous aurez fait votre part du marché le reste c'est nous qui gérons ñun loolu lañ lay laaj Macky Sall donc bàyyil di ñu saaga ndax chaque jour saaga yi ñuy saaga sa bopp ngay sonal ndax nit ñi ëdëb bi ñu desee as tuut dinañ ko dindi di la saaga ñoom it ngay gën di mer di gën di tëj ay doomu jaambur saaga yi di gën a bëri. Kémi Séba la fierté de l'Afrique l'une des rares personnes bi nga xamante ni ñëpp nangul nañ ko ni c'est un vrai négro nga koy tëj waroon ko mettre à l'aise dëkk pays de la Teranga nga koy tëj ndax taal na le biais du colon Macron day mer waay mon frère waay des fois yéen préfet yi yéen justicier yi yéen avocat yi yéen procureur yi mais des fois day leen wax déedéet quoi les conseillers du président bi ngeen bi yéen ñi nga xamante ni ñun ñoo leen yor seeni njaboot ñoo leen yor ñun parce que suñu xaalis ngeen di dundee mais pourquoi doo leen dugg ci dëkk bi wàccee seen bopp te waxtaan ak sénégalais yi wala ngeen déglu sénégalais yi li ñuy ñaxtu lan la ngeen essayer de comprendre te ngeen bàyyi naan ay ñii lu ñu bëgg ay rêve la wala leneen les plus grands hommes de ce monde étaient des utopistes et au final ils ont gagné lépp rêve lay rêve bu baax moo gën rêve bu bon conseillers yi président yi day leen wax ak sam waa ji te ngeen bàyyi su se biit su booru bi pour ay millions ñu leen di sarax ngeen jaay seen askan même bu ñu leen di dàq wax leen li ngeen war a wax même bu ñu leen di rey wax leen dëgg bi ngeen war a génnee ndax buur ki kay wax dëgg lay gën a respecté sax ka ki kay caresser dans le sens du poil gars yi nañ jóg baykat bi na def si boppam africain la naka la mën a développer agriculture créer loo xamante ni dina yéem monde bi pour ñu ne baykatu africain bi tubaab noonu lay fonctionner ah ambulant bi naka lay mën a développer ambulant bi pour ñu ne ambulant wu sénégalais bi yéem na àdduna ñaata mécanicien ñoo fi defar ay oto ñu leen di wane journal te kenn subventionné wul leen ci ay affaire de yu précaire kooku boo ko joxee usine wala Afrique ba mu daj amul usine buy defar oto usine d'assemblage la fi amoon te mécanicien oto lu mu doon oto jënne boo ko andilee mécanicien Sénégal mu dóoral la ko mu daanu 700 milliards yooyu formé woon na leen si usine oto yu gën a mag menuisier yi keroog maa ngi seetaan benn menuisier en talent xawma lan 2S mu génne la lal armoire comme yu européen yi kooku boo ko yóbbu woon formation mu spécialisé wu ñëw fii ñaata nit lay formé waat xëj na si 700 milliards yi centre de formation yi dafa war a bëri ndax débrouillardisme bi dafa bëri Sénégal te ci loolu la ñu yàlla mayee xel nañ ko exploité yooyu yëpp xajoon na si 700 milliards yi au lieu nga naan ko leen jàpp indi leen ko waroon nga créer condition yi tax
que nit ñi balaa ñu lay jàpp sax boo nee sénégalais la ñu xoolaat seen bopp gën a jox cër gën la jox cër wàññi seen baat. condition yooyu yaa koy créer ñun mënuñu ko créer yow yaa koy créer ci accords yi ngay signé moo tax ma ne moo tax ñépp ne yow la te lu gënul Ablaye Wade warul yées Ablaye Wade ndax moom au moins lu mu sàcc wala lu mu def ay conneries ñépp nangul nañ ni Ablaye Wade bañkat la ñépp seedeel nañ ni Ablaye Wade am na foo xamante ni bañkat la fa donc yow da nga waroon ñëw doon boy bu tuuti gën a doon bañkat paa yi fi ne yépp ndax xale bu tuuti nga ñu élire la à 65% nga am kàddu askan bi donc da nga waroon nekk donc reprends-toi et écoute les prolétaires du ay milliardaires ñoo lay war a conseiller ay rappeurs ay indépendant nga war a jël teg leen seen wet def leen ay conseillers ay chefs de village ay paa yuy toog sous l'arbre à palabre député yi nga bàyyi leen ñu doxal ñiy fal député yi fal ñi leen amal intérêt. That's what's up, c'est ça le deal. Justice bi nga bàyyi juge yi ñu doxal que mu doon sa intérêt mu bañ a doon sa intérêt. Khalifa Sall moom moo tooñ boppam mais bàyyi ko mu ñibbi amul looñ koy reprocher mais si ay papier moo tooñ boppam loolu dafa war a dañ loolu rek moo wane ni erreur yooyu noonu dafa war a dañ nii laa fekk muy fonctionner ma bàyyi ko noonu non nii laa fekk muy fonctionner baaxul mën na créer problème dama koy changer teg ko ci yoon ñun loolu lañ soxla moo tax erreur boobu mu ngi koy payer cash parce que ay kayit la administration kayit la xam donc discipline si yéen ñi ci kaw la war a njëkk commencer balaa ngeen naan le peuple na discipliné sénégalais réewul mën na xamadi mais réewul comme li ñu may wax réewoo dangaa xamadi mais man dama jàpp ni wax dëgg moom amul ñuul baa weex faut appeler chat par chat dëgg bi la wala du dëgg bi rek donc voilà je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui bon maa ngi ñaan gars yi ñu ma follow ak voilà ñeneen ñuy seetaan xam nga ngeen gën a def introspection ku nekk ci sa côté musicien bi fecckat bi nga jéem a doon le meilleur des danseurs musicien bi nga jéem a doon le meilleur des musiciens chanteur nga doon jéem a doon le meilleur des chanteurs lutteur bi nga jéem a doon le meilleur des lutteurs menuisier bi mécanicien bi agriculteur bi yaa ngi dégg administrateur bi gouverneur bi préfet bi juge bi imam bi ngeen essayer doon les meilleurs citoyens du monde exemplaires avec des vertus et des valeurs et des convictions. Un peuple, un but, une foi. loolooy suñu devise loolu xalaat leen ci xalaat leen lan la signifier mais ku nekk bu toogee comme ni ma ko waxee démb jóg bañ a def dara bàyyi boo waxee nañ la déglu yaay li ngay def nice na ñu appuyer la heure défendre la bu jotee ñëpp naan bu xamoon nañ ni dina ko dal wala leneen ak leneen c'est hypocrite te sénégalais noonu la mel ku si nekk toogal sa ruq nga def sa introspection lan moo dox lu doxul bu ma taxawee Sénégal taxaw kan moo war a jël le dessus looloo tax suñu dirigeants yi bu nit di dee fii wala ñu koy def esclavage li bi wala leneen du ñu jóg parce que amuñu esprit boobu noonu parce que foofu Sénégal la dañu war a réagir comme ça fépp fu doomu Sénégal nekk ci àdduna ñu ne yu bu laal comme kaana yi
kaana yi ñoom ñëpp ay bul laal lañ ndax kenn koo si laal gouvernement entier mooy jóg tegal la xal. Pourquoi pas Sénégal mu commencé suñ dëkk ñu organiser loolu ba pare doog a xalaat tabax ba pare école yi doy tribunaux yi doy prison yi doy université yi doy centre de formation yi doy hôpitaux yi doy ferme yi doy matériel agricole bi doy ñu joog a lijjanti ay train ay tram ay kii parce que li ñu waroon def yëpp def nañ ko. tali yi doy ñu désenclaver village yeeg yooyu noonu courant bi doy ndox bi doy ñu doog a lijjanti ay train ay affaires yooyu noonu formation jeunes yi doy. bu boobaa bu la neexee jënd train 30 000 milliards gars yi dañ lay tàccu parce que dafa jot doy na donc yenn yooyu noonu mooy priorité. armée bi nga armée ko ndax armée bi amuñu ay frégate amuñu bateau amuñu ay armes yu doy balaa nga day ñu génnee seen char de combat et mbaa yooyu noonu xam nga néewul ñu doole day yomb même bu dee armée bi suñu armée mooy meilleure armée ci Afrique si sous région bi mais amuñu doole. 700 milliards yooyu jëndoon na lu mu dee benn sax char de combat wala ay pistolet wala ay leneen wala ay munitions wala ay uniforme wala ay I don't know li ñu si mën a def dafa bëri xam nga donc ku am suggestion wala idée wala sujet boo bëgg ñu débattre wala critique boo bëgg ñu def après naa ko dugal YouTube. ñu si bëgg partager ngeen partager ko. That's what's up. Je vous salue et je vous dis à demain suba ñu waxtaanee leneen waxtaan la rek affaire yi waxtaan la rek bés bu waree arrêté rek dina arrêté xam nga te ñi may woo naan wee da nga am njaboot da nga lii bu andi sa bopp problème et tout moi je choisis le Sénégal c'est mon choix et je vais l'assumer voilà maa ngi jégalu nag xam nga au revoir et voilà bonne nuit. Dormez bien.